am nañu mbégte ak yaakaar bu bëri bi ñu lancé suñu campagne de vaccination fii ci département de Mbacké et principalement ci district n'est-ce pas bu Mbacké parce que nii may wax ak yéen district gu Touba ñoom it ñu ngi def seen lancement campagne de vaccination ak sous-préfet gouverneur def na ko démb fële ci Diourbel ñu am mbégte di ko def ndax dañu jàpp ne feebar bi di mbas mi li mu lor ci région bi dafa bëri ci wàllu ñi nga xam ne faatu nañ ci te jàpp nañu ne vaccination bi ñàq bi bokk na ci li nga xam ne war na war a mën a saafara li nga xam ne moom nañu naxarlu mooy deegu bëri googu te pour que ñàq bi am njëriñ il faut que nit ñi jàpp ci nangu ko am yaakaar am confiance te loolu aussi mënuñu ko sottal bu fekkee ñi nga xam ne bu ñu yëkkatee seen kàddu nit ñi dégg leen ñoom it dugaluñ ci seen loxo moo tax tey ñu woote ñoo ñëpp ñoo fi nekk muy kilifa diine yi kilifa aada yi muy ñi nga xam ne ay notable lañu maanaam am nañu ràññee fii ci dëkk bi député yi fi nekkoon ñoom ñëpp ñëw nañu tey ñu àndandoo ak chef de service yi administratif yi ñoom ñëpp ñu ngi fi ñu àndandoo ñaqu won nit ñi ne amul luy gaañee ci vaccin yi te yaakaar biñ ci am moom nañ ci war a am bu ko defee ñu jële fi feebar bi ci li mu gën a gaaw. ñàkk yi war nañoo xam ni ñàkk am na importance ma fàttaliku waat ko parce que nit ñi di nga ñàkk yi feebaru polio mooy lompoñ boobu nit ñi gisatuñ ko fi lu ko fi jëlee ñàkk ku sa doom bu ku am doom li ngay jëkk a def mooy ni nañ ma ñàkkal sama doom kañ la commencé ñàkk yi 6 semaines mu dugg ci programme élargi de vaccination dégg nga di def ñàkk yi yenn doses yi sax bu xale bi juddoo rek comme ay hépatite polio yooyu dañ ko koy defal sur place donc kon ñu xam ne ñàkk am na solo ngas am na ñi nga xam ni tey ñi ngi nekk ci formation médicale ba pare boo leen laajee ndax mos nañoo gis ku am ngas dañ naan la déedéet lu ko fi jëlee ñàkk kon xam nañ ni ñàkk am na solo te autorité yi nga xam ni itam ñoo nekk ci dëkk bi comme ni ma ko waxee l'autorité suprême le président kenn amul intérêt sa population di ñàkk wér parce que kon doo développé sa dëkk du développé donc te ku nekk bëgg nga li nga jiite sa dëkk développé kon ñàkk yi loolu lay jëriñ beneen bi mooy dafa am comité scientifique ay ñoo xam ni seen liggéey loolu la ma ñii ay ci laboratoire yi lañ nekk ñii ci bureau kii recherche yi ñii ci médicaments yi donc kon Sénégal dafa am tey jii am ay représentation ci organisation mondiale de la santé tey kenn amatul droit toog ci sa bureau di faje lu nekk nu mu la neexee ministère day suivre structure yi ba ci poste de santé yi gën a reculé dañuy dem di xool si biiru naka lañ koy faje Covid bi naka lañ koy faje dañuy dem ba ci registre yi di dem di xool te bu ñu paree dañuy rendre ministre bi compte moo tax ñu bari comprendre ñu le système nu muy fonctionner donc loolu yëpp fi mu ne nii actuellement kenn amatul droit di def loolu beneen bi mooy comité scientifique boobu du nangu dara di dugg ci dëkk bi jëm ci askan bi te du ko saytu donc lépp dañ koy saytu xool ko lépp lañu leeral ndaxte ay boroomi xam-xam rek a fi nekk te tey jii yow doo nekk autorité médicale wala autorité administrative ñu ñàkk nit ñi léegi ñu daanu fii ñu ni ñàkk yi baaxul mais kenn bëggu ko macha allah gis ngeen ñàkk yi nit ñi ñàkk nañu sans problème donc kon nañ sant yàlla dañuy boole ñàkk yi ak mesure barrières yi mooy takk masque ba tey wàññi dem ak dikk bi rassemblement yi di utiliser solution hydroalcoolique di raxas loxo yi ba mu set wecc donc ak distanciation loolu dañuy continuer di ko def ba tey léegi leneen itam bëgg nañ ñëpp adhérer ci ñàkk yi ñi nga xam ne ni ñooy leader d'opinion te teew fii yëpp en tout cas yaakaar nañ seen kàddu ci askan bi pour ñu adhérer ci vraiment ñàkk yi di wax ni stratégie yi ñuy utiliser pour population bi ñu war a ñàkk mooy comme ni ma ko waxee fixe mooy ci structure sanitaire yi avancé mooy ñi nga xam ne nii dañoo nekk diggante juróomi kilomètres ak fukki kilomètres mobile mooy ñi nga xam dañoo nekk fukki kilomètres ak juróom jëm kaw donc ñooñu day am équipe yoo xam mobile xam nga mobile mooy koo xam da ngay déplacé di dem ci dëkk yi di leen ñàkk waaw mais nag en collaboration ak maire yi ak chef de village yi
parce que loolu tam recenser nit ñooñu ba xam leen day tax mu gën a yomb bu nit ñi demee di ñàkk. def nañ fii benn dose tey léegi d'ici 15 jours ñi defoon tey dinañu defaat seen deuxième dose muy 15 deuxième dose ci 15 jours yi ñu jëm ñoom am nañu seen contact téléphonique parce que am na registre bu ñu jël ñëpp léegi nag bu ñu paree ñu woowaat leen pour deuxième dose bi. di leen jotee samay kàddu yoo xam ne maa ngi ko bàyyi ko ci sëriñ bi ndax lii dafay mbir moo xam ne dañ ci amatu sago ndax ñun lañ ko defal ndax noonu ginnaaw waxtu noo ngi ci mbooloo mi su dee màggal ñun la ku faatu ñu ni ñëwal jullee ku am ngénte ñëwal tudd kon mënuñoo tàqali ko mbooloo kon lépp loo xam ne kat buñ ko defee danañu dimbali ca loolee ku koy def ñun ngay dimbali rawati nag sëriñ bi nag ndax li yàlla dogal des koy nangu dëkk bii di Mbàkke te sëriñ bi moo ko moom borom saam ci boppam moo bokk ak Mamoor Jaara ndey ak baay ñoom ñëpp ñu bokk ne adduna fii ci Mbàkke sëriñ Touba jóge fi sanc Daaru Salaam dem sanc Touba bàyyi fi Mamoor Jaara kon sëriñ bi mooy borom dëkk bi kenn ku fa ma di nekk ku nekk sëriñ bi sa kilifa noo ngi sant bu baax nag madame Mbàkke mi itam nag ndax yëg nañ ne moom day am na fu mu teg sëriñ bi am na fu mu teg dëkk bi moo tax bi nga xamee ne yàlla dogal nu wax loolu sëriñ bi amul luñ ci xel yaar dafa ne ma na nga daal di dem ñàkku te luñ fa war a wax na nga ko wax nañ xam ne nañ nit ñi dem ñàkku ji nañoo xam ne daal mbas bu duggee ci réew balaa kenn am jàmm faaw mbas ma dafa génn lii nag ginnaaw yàlla dogal mooy première yaakaar ju ñu jàppan mën na ko fee jële kon na ci ñëpp rafet njort am ci yaakaar noo ngi sant itam président de la république ndax lii mooy wane ne jëfi kilifa la jëf ndax li ma koy wax rek dama ne kilifa bu njaboot gi amul jàmm lay jàmmam rek mooy jàmmi njaboot gi ndax kat kenn bëgguti jiitam réew di fi am ay jafe-jafe danaay dégg nag ci nit ñi rek sax ñuy waral di wax ne ci ay borom xam-xam sax ndax discussion bi dafa bari ñu naan vaccin bi dafa gaaw nii ki naa mais bu fekkee adduna bépp day benn soxla borom xam-xam yépp concentré wu ci jàpp naa ne war nañoo mën a gaaw rapidement trouver solution ci lu dul ñu naan ay délai man dégg naa ci borom xam-xam boo xam ne ku ko dégg muy wax moom da nga xam ni ki borom xam-xam la te it mel na ci kaw la ne naan vaccin mënu su koo def lu jiitu ñaari at ñetti at mais nag bu fekkee adduna bépp la laal borom xam-xam yépp songandoo ko buñ ne moon sax fii ak fukki fan ak juróom ci lañ ko trouvé gëm naa loola ndax lii moom du problème Sénégal du problème Afrique adduna bépp la laal réew yi am dooleeg yu néew dooleeg yu jullit ak yu dul jullit ak lépp la laal kon nag bu ñu yàlla dimbalee ñun ñu bokk ci ñi njëkk a am vaccin bi duñ def lu sant président de la république te xam ne nag njàmbaaram ak pas-pasam moo ko def ñun daal li ñuy lancé di ko wax sëriñ taalu bi yëpp na ñëpp dem ñàkku ci di ko waxaale en même temps ci turu chef de quartier yi nga xam ne yàlla dogal tey maay seen président may sant sama moroomi sous quartier yi délégué de quartier yi nañu dugg ci biir def sensibilisation parce que su ma sañoon kat commune Mbacké moom kenn ko ëppale ci biir. am nañu confiance totale ci seen ay autorité médicale ci ndigal yi ñuy ndigal pour ñu koy def lépp pour mucc la rek en ma qualité de premier magistrat lépp lu ñuy def ci askan wi te nguur gi digle ko tam jëm ci intérêt askan wi man maa ci war a jiitu moo tax bi ñu vaccin yi ñëwee bi ñu vacciné le préfet le médecin chef de district ma ne nañ ma vacciné te sama waa kër it dinañ leen vacciné dinaa wax le conseil municipal dinañu vacciné dinaa def le maximum de communiquer ak élus yi nga xamante ni muy député yi au conseil ak conseil économique social et environnemental ak mbooleem ñi nga xamante ni ñooy société civile ak association ak groupement yi ñu tënku ci li nga xamante ni moom le médecin chef de district digle pour ñëpp ñu ànd mën a muslu d'abord protéger wu respecter mesures barrières mais aussi ñu mën a dem ñàkku ji pour intérêt exclusif askan man opposition la mais nag damay wax dëgg ku may mere na ma mere ci dëgg lii du politique encore une fois c'est un problème très sérieux day lu xaw a doy waar ndax dañ ne mbas bon duñu jël ay milliards dépensé ko ci loo xam ne lii dañu bëgg ñu aar askanu Sénégal te doon nekk pour ku ñu sarax sax laay wax wala ku ñu may président de la République jël courage à 2 mains malgré Covid bii nga xam ne ku ne xam na ne économie Sénégal dafa nërmeelu moom. di lancer appel à toutes les femmes les hommes les personnes âgées ñoom ñëpp ñu ñëw ñàkku si massivement te xam ne ñàkk bi mooy aar sa bopp aar sa réew aar sa askan aar sa njaboot dimbale sa bopp kon nag ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp te xam ne ñàkk yi
defu lu dul njariñu askan wi te képp koo xam ne ñàkk nga def sa deuxième vaccin ngeen bañ koo fàtte bu boobaa ça n'a rien à voir ak nga bañ a continuer di takk sa masque di respecter mesures barrières yi di raxas ba set def la nga daan def ba nga xam ne aaru nga ca loola avant ñàkk yi Sénégal jëm ca kanam yàlla na fi yàlla def